fàttali ni yow yaa jiite ASAM association bi ëmb ñi dese amee feebaru xel. Omar talk show dafay indi à chaque fois li ay di jàmbat. doon na rafet kilifa yi merci beaucoup doon na rafet kilifa yi di xool di sélectionner. sujet yi ñu fiy indaale. bu tey bi nag dafa am solo. ndaxte dafa laal société bu Sénégal. dafa laal ay xale. dafa laal jigéen. tey le président Macky Sall en personne. ñoo ngi koy xaar mu àddu ci. le ministre de la santé et de l'action sociale. monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñoo ngi koy xaar mu oote ci ab réunion. parce que mbir bu xewee. dafay rafet kilifa yi am taxawaay biñ ci war a taxaw. ki nga xam ne nii nag mooy soxna si nga xam ni moo juróon xale yi. fii lay waxee mbir mi mu leer. il faut que état bi gaaw taxawu ko au plan psychologique. ndaxte nga ëmb ñett yoon wasin. mu demandoo ci benn yoon. lu yéeme la. ki def nag mbir mi. dañ doon xaar ci moom muy sauver ay bakkan. ab médecin la. jàng am bac dem université dem faculté de médecine. jàng fa ba génn bay exercer. mu ñëw def contraire la mu doon fañ ko doon xaaree. mbiru xaru nag li nga wax sànq Omar dafa am solo trop. li nit ñi gis pour le moment. loolu la ñu gis. mais enquête moo war a wax exactement lal la. lettre ba ndax moo ko bind. war nañ ko bàyyi xel boobu war nañ ko vérifier. mais li ma ne am rek mooy ay xale dem na ak benn nit boo xam te ni jàpp nañ ne da doon dund ay jafe-jafe ci àdduna. àdduna nag yàlla bi mu koy defar. daf ko boole ak ay jafe-jafe. waaye ñun dañoo ci àdduna bi pour surmonter yooyu lay jafe-jafe parce que foofu ngay xam ne yow doomu aadama nga. gis nga Omar boo fekkee melentaan buy dox. nga jël bant baareka. du wàññeeku de dina xool nu muy def ba continuer yoonam. day jàdd gauche mbaa mu jàdd droite mbaa mu yéeg. les problèmes sont faits pour être surmontés. waaye nag am na fu muy toll nit ki il faut ñu dimbali ko. ñu dimbali ko mais sànq da nga évoqué na président de la république war na ci wax ministre de la santé war na ci wax mais daa ma doon xaar nga tudd beneen ministère mooy c'est le ministère de la famille. parce que boo xoolee lii ci biir famille la xewee. dëgg la est-ce que nekkul suñu famille yi ñoo am problème ba yenn situation yi parce que boo déggee ñu nettalee lettre bi waa ji yàgg na dund lii mais dafa mel ne dafa ñàkkoon famille bu ko jegee parce que am na ci yoo xam ne tey ji bu diisee da am ñu la koy jàppale ba mu oyof. est-ce que nekkul éclatement suñu famille moo indi lii wala famille nucléaire yi ñuy wax papa yaay doom. dëgg la loolu président Macky Sall dafa joxoon benn ndigal. ñoom professeur Fatou Sow Sarr pour ñu jàngatal ko affaire famille. benn séminaire bi ngaa doon def fan yii passé ginnaaw. mais li tax ma wax mbiru santé parce que lii mbiru santé la ak action sociale. parce que mbiru xel lay indaale. xam nga suicide mais rien n'a déterminé que problème xel la am. fi mu ne nii mën nañu affaire famille un peu mën nañu ko wax. parce que ñaar ñu jote la. dëgg la mais affaire xel peut-être comme li nga enquête rek. mooy mën a wax ni diw mi dafa dese ou pas. mais xam nga eggaguñu sax ci dafa dese wala ñàkk dese. mooy que ne nit ki jafe-jafe boo gis ci àdduna feebar boo gis ci àdduna. ci xel lay affecté. li tax may wax ministère de la santé parce que foofu la ñu dugal mbiru santé mentale. lépp lu aajowoo ci xelu doomu aadama bi. foofu la nekk. ministère de la famille beneen mbir la xam nga suñu ministère de la famille gars yi ni ñu ko tëggee boo ko seetloo daanaka pour accompagner famille la ay financement journée mondiale jigéen ñi mobiliser wu et cetera mais la famille proprement dite code de la famille yu ci bëri doog dafa xaw sooxe mais fii su fekkente ne réellement waa ji dafa tàggoo woon ak soxnaam. ñuy xëccoo ci mbiru kan ma yor xale yi. la paternité des enfants. foofu rek déjà rek naqar am na douleur am na déception am na nit ki su fekkente ne nag dafa am benn déception bi. xel mi mooy affecté wu
li may wax tout le temps il faudrait que ñu am benn cadre boo xamante ni moom mooy déglu nit ñi moom mooy fexe ba nit ñi seen ay jafe-jafe ñu mën ko ñu mën a si dimbale bañ am ci ay solution parce que loolu mooy prévenir loolu mooy prévention wu troubles mentaux maanaam jafe-jafe xel nit ki bu amee benn jafe-jafe te amul ci solution lenn rek lay def mooy dem bàyyi fi problème bi parce que amul ku ko dimbale ba mu régler ba mu indi solution. c'est bien foofu nag lan soxlaa famille Sa Ndiogou day nag dama exceptionnellement dama bëgg émission bi que ce soit sa Betty wala keneen. dëgg la maanaam xalaat ñu au lieu ñuy poser ay questions. mais saa yow pour saa yow la ma xalaat kii. parce que man ba jusqu'à présent comprendre ma li xew man. ndax enquête dafa waneegum ni waa ji moo rey. waaw question est-ce que ndax enquête waneegum na loolu quoi. parce que loolu luñ jar a bàyyi xel la. dëgg la ndax enquête ci boppam waneegum na ni kii dafa moom moo rey. loolu war nañ ci bàyyi xel d'abord. parce que tëb nañ tëb rek gis nañ lettre wax nañ ni journal nee nañ benn waay bu rey ñetti doomam. waaw te ki ñu jiiñ moom du mënatul weddi. kooku mënatul weddi léegi ndax dañu dem ba am confirmer ni waa ji moom moo def loolu est-ce que loolu tamit am na. saa xam nga li tax moom solo. waaw fii Omar bun Khattab wax léegi nii. man dama ci ànd. waaw mais xam nga su fekkete ne soxna si mu nekkaloon mi ngi dund. te tey jii yoon sax war ko mën a déglu. waaw war nañ ko déglu. bien sûr. yoon dana ko déglu li mu bind ci lettre bi su fekkente ne femme bi dëggal na ko te parce que tey ji su fekkente ne waa ji dañ ko faat. faat ay doomam. waaw loolu yoon dana ci xam dara parce que nous avons la police scientifique. waaw bien sûr parce que loolu lu jar a mais su fekkente ne. parce que ñun fu nekk nii. benn hypothèse rek lañ mën a jël. pour le moment. ba ñu gis leneen. te daa am ku mu jotaloon. li saa di poser question la boo xam ne. léegi su fekkente ne yàlla dafa dogal. bu fekkee ne yàlla dafa dogal. moom mu xaru moom. fekk mu faat xale yi là dañuy continuer ci sunu logique. y a pas d'effet sans cause aussi. très bien mais nag mënuguñoo sukkandiku ne keneen moo ko faat ñeneen ñoo amal mbir mi ñu bëgg a insinuer ne xaru la. et cetera mais li am rek moo di ne nous sommes dans une société xam nga fii la fii ab douanier rayon doomam ci toilette. ñëpp xam ne dafa am jafe-jafe xel. fii la barki démb ci Mboro nit jàmpaaka nijaayam commerçant bu mag mu ñàkk liggéeyam. ci weekend bi am na benn waay bu pendre boppam. ca Fouta. te kii bul fàtte la soxna Mbacke bi reyoon jëkkër ji ci Maris. justement taal ko moom nee na maanaam crime passionnel. voilà parce que ay affaire firange. yooyu yëpp c'est des choses yoo xam te ni dafay jaadu ñu taxaw indi si ay jàngat. OMS ci boppam en 2020 bi ñu génn nee na Sénégal 915 cas de suicide moom la ñu am. donc tey 915 cas de suicide. maanaam juróom-ñeenti téeméer ak. junni nit yu manqué. ci atum 2020. te ba nii nit ñaa ngi xaru. léegi nag lan mooy yóbbu nit ñi ñuy xaru xam nga réew bu ñu demee ba nit ñi di xaru c'est parce que benn amatuñu yaakaar ñaar mënatuñu supporter coono gi ñuy dund amuñu solution ci seen ay ci seen ay jafe-jafe. mbirum feebaru xel mbirum xel au Sénégal. leer na ñëpp ne kenn joxu ko gëdd te loolu c'est un problème. mais balaa ñu dikk ci feebaru xel man dama béti yow ça peut-être mun ngeen ci tontu. est-ce que jamono yi lii xew nii peut-être bii bakkan moo rot ñëpp mais bari na ay sëy yi demee nii bay mujj tribunal te ñàkk a takkoon ñi ngi fi demuñu fenn est-ce que nekkul ni problème mu famille la am man dama bëgg saa ak kii parce que bu doon ni tey jii. waa ji famem jege nañ ko pour man lu mu coono gi bari parce que ñun suñu biir famille boo gis am na benke ñenke mais famille bi ñooy récupérer sa problème ba indil ko une solution balaa mi egg ci benn niveau bi mais est-ce que nekkul famille bi ñoo sar may ma rek saa laa bëgg wala bét yi
ñu expliquer mu fa parce que pour man on a un problème de famille. parce que yii daan na am mais famille dañ daan taxaw jàpp ci régler ko mu jeex waaw non c'est que man Omar li muy expliquer nii mbir mu am solo la Ansu tamit war nañu bàyyi xel ci angle boobu muy écarté yi nga xamante ni bii tey gars yi ñu ngi koy écarté famille yi maanaam di def mariage boo xamante ni bii yéen ñaar kepp yooyu tamit le fait que yooyu di gën a bari ci dëkk bi gis nga ni problème yenn yi mi ngi commencé problème yi dal tubaab yi ñun daawuñu dal mais ñun ñu ngi commencé di am problème yooyu parce que isolé bi ñu isolé wu yow ak sa famille kese bu problème amee prince da ngeen di muñ ngeen yi mais te fekk ne ci seen biir am na ci yoo xamante ne bi yéen a ngi koy kii bañ ñu yëgal kenn te bu njëkk ba yooyu dañ ko daan toog di ko waxtaanee ci famille yu mel nii daawut bari xam nga yaa ngi wax sànq ne 915 suicides yoo xamante ni bi am na c'est ça te boo seetee kiiw say appartement yaa ngi gën a bari nga xam ne bi yow sa jabar kese jigéen ñi loolu rek lañ bëgg a dund moo taxit dañ leen di duur ay kurpañ guddi di leen duur ay kurpañ bëccëg yaa ngi dégg problème yooyu tamit moom mooy nga ndax jàppoo ni yooyu tamit bokk na ci liy indi kii bi ak tamit garam place yéen daan toog di waxtaan dem toog entre copains discuter waxtaan ci yenn problème yooyu nga ñëw diis Omar sa soxla ne ko man daal tey booy bi dafa def ni comprendre mu expliquer la nga xam ni kii yu mel noonu. wala nga ñëw ñu xool la rek. d'habitude xool la rek xam ne waa ji ni mu planoo neexul. gis nga adduna bi. adduna bi dañu dem ba hypocrisie. dafa dominer ci lépp. maanaam dañu nekk si adduna boo xam ni bopp sa bopp. loolu moo yàq suñu réew mi tey jii bopp sa bopp. wallaay tey jii da ngay xëy bërëb am problème dem toog ñu ne tey day. dafa changé dafa dikkale. kenn du ko jege. kenn du ko laaj. pour laaj ko lan moo xew. lan moo xew et pourtant xëj na buñ ko laajoon. mun na noo sëñ non sincèrement. dama naanul café. waaw mais xoolal café ni mu yombee. kooku bët day jóg saa si dem indi boolu café. nga naan waaw ñoo tegal ko mu naan ba doyal. mais malheureusement les gens ne le font pas c'est-à-dire que li nga wax sànq. appartement yi. xam nga bu njëkk ba dañu doon nekk ci ay famille yaatu bàjjan nga fa maama nga fa nijaay nga fa magu papa nga fa magu papa parce que dañuy fàtte papa magam dafa daan nekk waaw te moom sax lañ naan gën a jox cër que papa moom moo lay woo wax ak yow parfois sax mu duma la duma yi doy waar mën nga nekk mag sax mu wax ak yow laaj la nga wax sa problème mais fii tey sax waaw da ngay am jafe-jafe laa wax c'est fi ngay liggéeyee sa biir kër amuloo kooko parce que tey. lépp dañ koy génne ci mbedd mi. waaw boo koy wax sa jabar mu koy TikTok. mais boo koy génne léegi ñu siiwal ko. donc ku ba ñu mel noonu. dañuy am seen jafe-jafe di ko dund. ba mu dem benn instant nag mu détruire leen. parce que gis nga le stress. stress nit bu stressé. feebar yëpp dañuy daal di am accès ci moom. parce que dootul am doole la mu waroon xalaatee dootu ko xalaat. dëgg la. am na fu muy toll maa ngi la koy wax sànq nit kese la. parfois xolam dana métti bi métti xel mi jaxasoo ba léegi lu ko xel mi wax rek loolu lay gis. mu def ko ma béti. waaw mais man cas bii ba tey daf ma jëlee kaw. man vraiment man comprendre ma ci dara. parce que à la limite li naan rek da ngay jël conditionnel bi teg. c'est ça parce que li nga wax au début. c'est très important waruñu ko écarter aussi. c'est ça est-ce que moom moo rey boppam est-ce que moom moo rey ay doomam ak doom ni mu neexee c'est vrai que ni nag nit ki état bi muy toll bay def yenn mbir yi ñun mënuñu ko comprendre. parce que mën nga nekk ak sa jëkkër nekk ak sa jabar ngeen nekk ci jàmm nangam ak nangam mais xëy na am na ñoo xamante ni dañuy bëgg ba nga xamante ni à la limite dafay dem ba ne dañuy nekk fanatique ci li ñu bëgg. lu mu mënti doon de ce fait boo leen naree rëcc wala dara mën nañu réagir lu nekk mais li nga amuñu sago mais lu mu ci mënti doon aussi bu ñu féewoo ci lettre bi man li ma ci gën a déplorer rek mooy bu fekkee ni vraiment lettre bi authentique la moom moo ko bind ci loxoom waaw loolu dafa débale seen vie yëpp dee na mais wuññi na sutura dee na waaye yóbbu na ay innocent xale yi xamuñu dara même bu fekkee ni sa soxna am na yu bëri yoo ko doon reproché xale yi xamuñu dara ay innocent lañ ko âgé 11 ans kenn ki xaw ma lan xaw ma nag ku rey
ki rey moom yàlla rek moo ko mën a wax ak enquête bu leer naññ. parce que lii moom dañ ko war a illustrer ba mu leer. parce que nit ñi xam fan la dëgg bi féetee. c'est vrai que ni ñu ngi naan pikiir na ay doomam ñu dee mu pikiir boppam ñun xamuñu ci dara. wax dëgg yàlla rek moo xam mais daal li war a pousser nit parce que di nga fi dégg nit xaru na nit def na lii wala laa. mais xaru reyaale say doom bu dee moo dafa xaru. wala leneen ak leneen tamit war nañ ñu ko leeral man daal xam naa ne foofu laa ciy mën a yem parce que comme enquête bi leeralagul. loo ci waxit da ngay induire sénégalais ci erreur. wala nga jubale feneen te waroo ci wax man daal jaaxal na ma trop. daal lettre bi ma ko jëlee di ko jàng. waaw. dama ko jàng ba mu yàgg ma taxaw. souviens-toi rek la ko bindee. parce que dafa gudd. te li mu bind yëpp. c'est des choses vraisemblables. te intime. intime. surtout. loolu nag boo gisee nit ki def loolu. il fallait que mu génnee li nekk ci moom. gis nga loolu mu wax lépp ci lettre bi noonu. normalement ci nopp nit la waroon dugg. bu duggoon ci nopp nit. du egg fii. du yegg fii d'où l'importance ñu associer mag ñi ci biir sëy yi. xam nga dafa am benn waay bu am benn jafe-jafe. mu woo ma man déglu bi ma koy déglu dafa dem ba moom sax léeg-léeg mu ne ma allo ma ne ko yow laay déglu de. léeg-léegi téléphone di sonné mu ne mu wuyul ma ne ko mukk. sama propre soxna. woo na ma ñetti yoon. jotu ma. ba mu ñëw fekk ma nekk ci téléphone bi ba dafa mujj tiit ci ni may dégloo. waa ji bi ma noppee. ma defal ko synthèse la mu wax. ne ko lii moo la dal lii laa mën a def ci yow après lii la jur après. mu ne ma man leen rek laa bëggoon te am naa ko. mooy ku ma déglu woon ma wax. te déglu nga ma. ma ne ko lu am important ko mu yeggale ñëwal ma ne ko gis nga moment bi ma lay déglu. même président de la république Macky Sall su ma woowoon sax ma xam ne kii moom la. du ma ko wuyu. parce que il fallait que ma déglu la parce que loolu mooy thérapie bi nga xam te ni laay indi pour mën la faj. c'est très nee na ma man wér naa bés ni ki tey gis nga instant bi ñuy wax nii. waa ji mi ngi ci ay olalaam benn affaire bu ndaw rek. nee na ma est-ce que mën naa la laaj. ma ne ko waaw. mu ne ma benn instant damaa jooy parce que sama yaay laa doon waxal. te sama yaay dafa gaañu. mu ne ma ndax li ma jooy noonu garaawut ma ne ko nit nga góor nga jooy boobu nga jooy noonu. instant boobu loolu moo waroon. ma ne ko tey est-ce que di nga jooy tey mu ne ma mu ree. mu ne ma tey da maa faj tey te dama bëgg tey. ndeysaan maanaam on est dans une société. on n'écoute pas. foog ñu déglu il faut ñu déglu nit ñi. ba ci man sama kaa lay jël de. waaw man Ansoumana Dione. boobu ba léegi may woo président Macky Sall ne ko na ma dimbale déglu ma. waaw pour li cas yu mel nii. waaw sànq lay waxtaan benn kilifa gu mag bu nekk ci wetu président Macky Sall. mu ne ma yow lii ngay wax nii boobu ba léegi yaa ngi koy wax te man xam naa ne am nga ci solution. ma ne ko yéen seen document boobu kañ lay pare mu ne ma fii ak nangami weer ma ne ko waaw lu mel nii dana xewati. président de la République du ma dimbale. mu toog ak man. ma wax ko li ma bëgg ci réew mi. si mbirum xel pas pour Ansoumana Dione. loolu sax laa bëggoon la relancer. mooy yow sa association ñi ci ne mooy ñi feebar. ba ñëpp xam ne ñii taxalu ko na seen xel ñu ngi ci mbedd mi nga leen di récupérer pour centre boo leen dugal. mais daf ci bari ñoo xam ne mën ak ñoo ma yem mën nañu sol costume sañse yor seen oto di dawal fekk bu weesoo solu bi à l'intérieur ay dof la ñuy dof. mais xam nga est-ce que ñooñu suñu réew am na ci parce que sànq maa ngi dégg ñuy wax hôpital psychiatrique yi ak ñii di wax affaire psychologue pour ñuy dimbali ñeneen est-ce que Sénégal domaine boobu jox nañ ko fi importance waxuma maanaam ñi dese te civilisé moo tax may wax. xam nga lii tey wax naa ko kilifa ga sànq. El Hadji Ibrahima Sall. ministre conseiller auprès du président de la République. parce que pas-pasam ak taxawaayam moo tax ma koy tudd tey jii. moom laa doon waxtaan léegi. dama ko ne lii xew nii. bu fekk ne Sénégal taxawul ci lii nii ñu toppatoo mbiru bopp sénégalais yi man duma xamati fan laa jëm ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministère de la santé mbirum feebaru xel saa gis nga boo duggee CNRS biir Fann bâtiment bu ngand fa la ñu toppatoo affaire sida doo dox mukk ba dégg ne diw am na ma nga ne am na sida
ay quelques personnes c'est daal lu tuuti ñoo ko am au Sénégal. nga xool Sénégal doo fi ci mbedd bi ak yi ci kër yi boo demee ministère de la santé benn pantre bu ndaw mooy division santé mentale benn poxus bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw sama yéene. mooy ni CNRS toll santé mentale ëpp ko téeméeri yoon maanaam tey mbirum xel war na ëpp sax ab ministère. mais est-ce que am nañ volonté bi parce que temps yi ñu ngi doon wax ama hôpital bi nekk fa caaro yi am na sax ñu ma déggoon ñu koy ketal di ñaan bu dee am na ay ndimbal yu mën a ñëw ñu dimbalee ko alors que boobu état mi ngi fi ministère mi ngi fi ça montre que ñoom defuñu ko benn xam nga ñàkk xam la mooy waral mbir mi ñàkk xam la parce que bu ñu xamoon ni mu amee solo parce que facteur de développement la wala de sous-développement c'est selon buñ toppatawulee xelu doomu aadama yi Sénégal du ma sa développé dof yi dee na ci mbedd mi nekk ci kër yi président Macky Sall dafa toll Dubaï mu ne Sénégal dafa salté waaw xoolal Rwanda am génocide rayante ay at ñu jóge si réew ma bëri ay dof Paul Kagame ne na toppatoo mbiru xel yi xoolal tey Rwanda tey ni mu civilisé ak ni mu setee ak ni nit ñi nekk ay nitu jàmm gannaaw ba ñu reyantee ba noppi parce que dañu jël alal gu dul jeex dugal ko ci mbirum santé mentale dëgg la dañu nekk ci réew moo xamante ni il faudrait que mbirum xel ñu bàyyi ko xel parce que bopp moo féete kaw oui danañ toppatoo lépp laa wax sunu bakk démb lañ célébré journée mondiale santé mentale le 10 octobre bi ñu jóge nii le docteur Babacar Gueye mooy directeur de la lutte contre la maladie Mani Xemes Ngom mooy DG de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ndax kenn dégg na leen ñu wax ci loo xamante ni rek sénégalais yi ci seen wàllu wér-gu-yaram ci wàllu xel ci wàllu prévention boobu wax nañ ko fa benn baat la fa waa ji wax yi jën ñëpp nga dégg ko docteur Babacar Gueye nee na Sénégal hôpitaux yi dana recevoir 85 000 malades mentaux loolu information la est-ce que joxe information tax na mbir mi saafaraw hôpitaux yi bees yi ñu créé nii muy Touba muy Kaffrine muy Kédougou amul benn boo xam ne nii am na fu ñuy fajee feebaru xel amu fa hôpital Sikati bu Thiaroye c'est la référence au Sénégal hôpital ba toit bi na ko fi tabax li muy dund tey jii waa may nuyu médecins yi fa nekk di ay jàmbaar personnel ba fa nekk suma xarit Mbaye Ndiaye docteur Bouassi docteur Diakhaté voilà une structure nationale boo xam ne état da ko seetaan parce que lan la ña fa nekk dañ am feebaru xel moo ni Abdoulaye Diouf Sarr fii laa koy waxee lu ci bari dafay yónni foofu ay nitam ay maladam ñu leen di toppatoo foofu noonu hôpital Sikati bu Thiaroye lii xew tey jii dafa war tax ministre bi ci boppam mu woote une réunion fii occasion la ou jamais mbirum feebaru xel au Sénégal jox ko gëdd malheureusement jox ko gëdd donte ne président Macky Sall wax na kilifa yi nañu déglu suñ kuréel gi di asam wax ko li mu soxla wax ko ay bëgg-bëggam ñu leen loolu de danañ yomb trop ndaxte suñ kër ga ci Kaolack ma ngay sax yàqu far nag ba tey ma ngay yàqu léegi far ma ngay yàqu bakki démb lañ ma woo ne ma ay ñax ay yeew ay jaana fa nekk bâtiment baa ngay yàqu waaye nag tënk nañ ci document ne président Macky Sall keroog képp ku newoon ci séminaire ba ay de si la nga foon professeur psychiatre ay kilifa yu mag ñoom ñëpp manqué nañ ne danañ wax président Macky Sall pour santé boobu ñu delloo ko asam et puis lu am solo lay wax si ni at bu jot président Macky Sall war na génnee 300 millions en 5 ans 1 milliard 500 millions dof dootul tey na ci mbedd mi bu fekkente ne tey jii dañu bàyyi ay dof ci mbedd mi ay dof ci kër yi ay nit yu sol costume cravate te wératuñu parce que xam nga moo tax wératuñu jafe-jafe adduna yi jafe-jafe adduna yi tax na ba tey jii kenn xamatut fan nga jëm ba may wax naan juróomi Sénégal yoo jël ñeent yi am nañ jafe-jafe xel am ñu bind ne ñeent yi dañu am feebaru xel bokkul de jafe-jafe xel ak feebaru xel bokkul ñi am jafe-jafe xel
ci Sénégal tey foo ko natt weesu na ko mën naa ne sax ñëpp am jafe-jafe xel ba ci président Macky Sall ci boppam élection locale yi nii ñoom ñëpp la jaxase seen xel yi. waaw parce que aussi bu ñu xoolee côté tubaab bi. nañ leen wax tuuti nag ci li ñu moom. parce que man dama ni bu même bu ñu fekkee ni teqalikook sa xel wala dara aussi nañ xool parce que suñu mag ju baax ji maam Cheikh am na lu mu waxoon. ndax ñooñu aussi nekk ñu ci biir dëkk bi parce que aussi doo comprendre côté bu nekk nga koy nattee. waaye mën na ko sax xabtal est-ce que xabtaluñ ko est-ce que rab est-ce que jinne wala dara kenn mënul comprendre lan moo tax acte bi am kenn xamu ko donc ñi mën a ñaan aussi nañ ñaan parce que dëkk bi fi mu nekk nii moom ñëppay feccandoo sabar gu tas la. waaw man lu may wax mooy tout à l'heure yaa ngi tudd bay wax ne pourquoi pas ku am problème mënul génn wax ak mbokkam wala wax ak ku mu jege parce que lu tax nit ñi bëggatuñu ko léegi da ngay génn wax nit sa soxla mu weer la si biti mbaa mu dem wax ko ñeneen ñu nga xamante ne nii amaana yow ba nga koy dem di ko wax waaw kay mu affaire bi di law ba nga dégg ko te bu boobaa mën na lay yokk problème te en général sooy dugg si sëy dañ lay wax sëy sutura la sa jëkkër lu mu la def muñ ko sa jabar lu mu la def muñ ko muñ yooyu ñu lay wax bu la kenn gaaw a xamal dara léegi yow boo demee noonu ak sa xelum bopp rek yaa ngi muñ comme li waa ji def nii muñ na muñ ba mënatul mu bind lettre bàyyi ñi ngi wax ne moom moo rey xaw ma reyul mais lu si bëri oma parfois bañ ku la weer wala bañ koo xamante ne nii dafay sàggi sa sutura ak sa sutura bi nga doon dund sa biir kër mooy waral du ñuy préféré noppi ñoom jàppale ñu jàpp ba yenn accident yi di am. sànq en solo lu am solo mooy écoute bi déglu. maanaam nit ki bu jaaxlee dama koy faral di wax bu jaaxlee ki mu yaakaar lay njëkk a woo. c'est ça. mais des fois ki nga yaakaar mu war la mun na ko bañ a xamee noonu. voilà maanaam déglu bi sax le fait que mu war la déglu y a des gens qui te disent sa problème réglé ko c'est entre toi et ta femme. sama yoon amal fulla wala ñu ni la boo ko mënul yor lii ko maanaam li nga kii même bu ci bëggul dugal kàddoom li kii daf wax na am solo déglul bàyyi ko mu tuuru c'est ça nit ki bari na loo xam ne bu tuuroo ci moom ba ci rangooñam ba day giif mais dama bëgg ñëw ci benn responsabilité waa ji bu dee moo rey mais jigéen ñi fan lañ mën a yóbbu góor ba mu egg ci niveau bi parce que am na ci jigéen ñoo xam ne maanaam jamono ji ngay mën ngeen di sëy mais góor li ci ëpp mooy njëkk a màgget y a des hommes yoo xam ne tey ji góor ñi sax ñoo li ñuy wax ñoo ëpp ñii di gaaw a dee te ñu bari seen néegu sëy lay amee dem ba sullee seen lu bari seen wërsëg di wàññeeku seen doole di wàññ seen lu bari mais bu ñu amee jabar joo xam ne baaxul mun naa wax ni lii ëpp ci seen dund dañ koy souffrir ak stress la responsabilité des femmes parce que da ngay dégg maison de justice yi ak les femmes juristes ñi défendre les femmes mais y a des maris battus comme ne ko Sari Foster waxee ci réew mi y a des maris yoo xam ne ñu ngi leen di torturer seen biir ménage mënatuñ ci génn mais tey ji dee moo leen gënal sax ko continuer sëy bi te mënatuñ ci génn. et je rappelle que ni torture yi du dóor rek du dóor de. waaw may di sol ay jiin di maanaam sa jëkkër soxla fanaanoo ñaari jiin seere ko xam nga loolu yëpp loolu amee kay nga bàyyi ko dem seeti keneen dafa am ay torture dafa am ay violence verbale am ay violence physique verbale gën na bon ak tamit mënoo dara torture la sa dara jugatul sa dara yëngootul doo fay woo atoo xe xuloo sax defatoo ko xam nga ci koo xam ne mënoon na mais kooku intérieurement yaa ngi koy ronger di ko rey am na ci ñoo xam ne dee nañu mais kàddoo leen rey dëgg la xam nga jigéen nga taxaw ak sa sikkim ñu ne la mënoo dara jigéen yàlla daf ko sàkk pour góor ñi góor ñi nag war a jàpp jigéen ñi comme seen moomeel ci kaw nag di ko toppatoo ak di ko dimbale ak di ko yërëm ak di ko déglu bu dee ki nga yërëm moo lay wax loolu nag mënatoo dara foofu nag foofu ça jigéen ñi loolu jar na xaw jigéen ñi parce que booy jëm mag ñaar dina wàññeeku jigéen ñi sa ak sa doole loolu kenn ñaar la dara jigéen ñaar la da ngay fexe nga jël ki la bëgg d'abord am na solo ki la bëgg d'abord ki la bëgg parce que ki la bëgg dina la muñal ku la bëgg dina la comprendre beneen bi jigéen góor moo koy yar waaw moo koy yilif jigéen ñu njëkk ña waaye léegi TikTok gis nga béti oui say wayjur def ci yow li leen war ba yàlla indil la ku la bëgg ñu may la ka ñoom pare nañ ci la ñu defoon si yow moom ngay resté waaye ku góor gi parfois mën na la tëggaat mën na la réformer waat tëgginam ci tëgginam mën na ci yokk
su boobaa yow da nga ciy ànd su fekkente ne dëppoo na ak li l'islam ak l'islam santaane ak ni góor war a yoree jigéen. ak nit waaw. c'est important. dañu nekk ci société sànq dama koy waxat sànq. waaw. ñun dañu jógoon dafa am benn filière u ASAM. bu ñu tuddoon la maison de l'espoir et du sourire. et du sourire. dañuy dimbale famille yi malheureusement kuréel googu amutoon dimbal gu doy. wax nga dëgg ministère de la famille amul njariñ billaahi wax nga dëgg. bu ñu jàppale woon dafa am bétti benn femme bu ñëw ak problème am. waaw. problème bu rëy. xam nga lan moo nekkoon pour moom sa solution. mu génn Sénégal. ok. mais ndaw si bi ma ko dégloo dafa wax rek ma ne ko yow jafe-jafe bii nga yaakaar ne moom nga am nii. concerné wu la du yow. mun ma man la kay ma ne ko déedéet que du yow. et pourtant loolu moo nawoon tax mu génn réew mi dafa mel ni kaasu ataaya bi am ku jóge fa rek ne waaw man kan mu jël sama kaasu ataaya. waaw rek mu tiit ma ne kon kaas bi la njëkk moom sax la mu tuddee ataaya sax ak man li ma jàpp ataaya sax bokkul moom ataaya bi muy wax ak man bi ma jàpp ne mooy ataaya bokkul dafa mel ni rek te théâtre ba caakiri ak girica. waaw girica waaw. ka nga fàttaliku girica ke leneen la caakiri ke leneen la amaana moom la mu tuddee ataaya du ataaya bii nii. man maa yor ataaya rek ma daal tiit ma demonte ko ne bu doon ataaya la du ko waxee noonu. mais ndaw si xolal nee na ma toog naa ñett fa yoo xam ne lekkuma keroog la commencé lekk. c'est vrai. donc tey jii. jafe-jafe adduna yi. dafay war a ànd ak ñuy déglu nit ñi te loolu mbiru sentimental la. professeur Omar Ndoye. docteur Diakhaté dama toog ak ñoom ñu ne ma Ansou lii ngay def nii. foofu ngay tëjaale waaw lii ngay def nii. ma tëjee foofu noonu. moom mooy prévention ci wàllu xel ci wàllu santé mentale. te malheureusement au ministère de la santé amu fa. ministère de la santé am na direction de la prévention. mais prévention ci wàllum feebaru xel. existé wu fa d'où la nécessité ñu accompagne ñu. moo tax damay tëjee rek. ci woowaat Abdoulaye Diouf Sarr. woowaat naa ko fi ba sonn wuyuwuma. boobu ba léegi maa ngi koy woo wuyuwuma. dafa jot nag que ñu toog autour d'une table. pour que lu mel nii ñu mën ko fa jëlee. mi ngi noonu ajaratu mi ngi noonu en ce moment kontaan nañu. ndeysaan parce que tey génne nga fi loo xam ne buñ ko déggee te jëfee ko. mën na indi solution ci lu bari parce que pour man sëy yi dem tribunal ajaratu échec na parce que sëy boo xam ne jàkk lañ ko takk woon ñi ko takkoon ñi ngi fi bu amee problème ña ko takkoon war nañ ko mën a régler mais bu leen jégee dem tribunal échec na te yooyu yëpp ñu taxaw ci rek te xam ne famille il faut que ñu dajawaat di dimbalante jàppalante te du déglante aussi teg ci di yokk enquête bi parce que am na benn crime bu amoon Touba am ku rey ñaari doomam mais moo doon wërle enquêteurs yi borom kër mais dem nañ 1 an après ñu doog a xam ne moom moo ko lii loolu tax des fois bu ñu gëm rek li ñuy njëkk a gëmloo mais police scientifique mi ngi fi te xereñ na nu du ñàkk ni dans les jours à venir ñu gën ni édifier pour ñu comprendre mais aussi di masowu njaboot googu neexut a waxtaanee sax parce que ku mu daloon sa kaw te nun lii la mais comme affaire publique la léegi mun nañ ci wax mais di leen gërëm di leen sant ajaratu mu doon sujet bu intéressant mais ñi gërëm Ansoumana bu baax ci teewaay bi kontaan nañu Ansoumana Dione ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom fi la bokk moom nag mooy président ASAM di association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux merci beaucoup Ansoumana yàlla gën la jàppale ayca ñu dem régie ñëw jàll ci actualité du net merci Ans jaajëfal nañu leen bu baax a baax ñu ñëw nag ci Alaaji Sanjoogu Mbeng mu wax ñu rek lan la indi ci xurdab gannaaw amul gan sa gan ñëwul maa ko def exprès c'est pour décortiquer lenn ci way yi nga xam ni parce que ñu bari dañuy xaar loolu way yi nga xamante ni bi gars yi ñu ngi koy way parce que béti mélomane yombul li ngeen may gis ni yow sunu borom dafa def ma yàgg a déglu musique te sama yàgg a déglu musique am lu mu yee ci man ci wàllu xam-xamu musique ci wàllu
musique parce que bu doon tey Amérique la wala